yaay sama àdduna. or lu sax ci xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëpp ay feex ni mu bare ci dëkk bi noonu la wutee waaye bijouterie Zamzam yàlla def na ni kuy jaay or fii ci Sénégal mani ñoom ngay jàppale plus de 40 ans au service ca marché Tilène te ku nu jaay or nga ni gongo or budul oru jinne dañu la koy jaay déglul 18 carats 21 carats seetal lii ay boucle d'oreille la bague am nañu ko sautoir en or 18 filigrane extra super extra néo néo reyka xoolal pomi bi 21 carats Bahreïn ak India bi yëpp am nañu ko li ma gën a neex ci place bi mooy client bu ñëw ñu def la ab star dama ni dalal la taalal la climatiseur ba noppi sa sécurité ñoo koy garanti rax ci dolli boo ñëwee te yoruloo xaalis mën nga ñu ko yónnee par Wave Orange Money Western Union bu fekkee ni da nga nekk à l'étranger. Alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg noo boutique Zamzam rek la am. wurus bi jeg ji bëgg dama koy maye. mu nekk lu am solo gis nañu ma doo jot na def li nga xamante ni moo di politique la liggéey na ak Idrissa Seck tey boo xoolee réew mi nu mu jaxee ñee ngi toll fee naan réew mi kenn ñemewu la wax concert kas lool yi mel ni tukku si bënn saaj ba réer ban yëg-yëg nga ci am ak ban conseil ngay jox xale yi nga xamante ne ñooy nekk magu réew mi rek la voilà donc man li may conseil rek mooy nit yi nañu gën a bàyyi xel bàyyi li nga xamante ne moom moo di les bonnes valeurs qu'on a ici parce que Sénégal réewu jàmm la réew bu baax la réew mu ñu sell jàll fi et je pense que luñ fi def lu metti tout le temps sëriñ si nañuy woowaat pour ñu delloo suñuy donc je me dis que wax bi du waruñu xaddi di wax et tôt ou tard dina baax moo tax je pense que maintenant il faut pas gars yi gën a bañ a xaddi ci école yi tout ce travail là pour joxaat ces bonnes valeurs là à cette nouvelle génération je pense que ci école yi la nekk moo tax man comme je dis tantôt j'ai benn reportage bu ma defoon avec une association là qui m'a beaucoup marqué ADEF ñoom li ñuy def mooy bind yu baax yi nga xamante ne nit ñu baax bind nañ ko fi tey bu may lim ci ay waykat Youssou Ndour dañu jël benn livre poche bu ndaw bind ci ay parolam jël ku mel ni Thione Seck ci ay way yu am solo yi ñu wax bu dul musique bi mais bind yooyu nag ñu di ko inculquer xale yi ci biir kër yi comme par exemple tey bu ñu doon wax ay alalu mbooloo yow mii nañu tànn ci ñëpp jox la alal bi kon bul ko sàgganee xam nga loolu yaa ngi yar xale yi xale yooyu tey bu ñu màggee dinañ màgg ni xam ni ëllëg bu ñu leen dénkee réew wala dénk leen alal dinañ ne alal bi ñun ndong moomuñu ko alalu réew mi la wala alalu mbooloo la kon bu ma ciy jëlit dinaa ci jël sama wàll bàyyi keneen ak keneen jël ci wàllam xam nga loolu yarin la donc je pense que bu ñu xeexee ci base bi ci école yi ëllëg je pense que ce Sénégal va gën a baax gën a sell gën a dox ci nu mu nekkee nii rek d'accord mu nekk lu am solo wax nga ko sànq yi sundu toj ngeen Bercy maa dëgg neexul ñun la ñooy force tranquille bu ñu waxul sax dañuy am bruit ñun la loolu la yàlla dogal yow ak sa càmmen maa la wax da ngeen di ruubee ruubee wu ñu mais dañuy wax li am ko gis ne nen rek xam ne nen a ngi Youssou de defati na mëninam yóbbu ay nitam tubaar fa kàlla law la cet sama cetu làmbi nag sama xaale xëy na comme ci li ñuy wax rek lii la fenn gisa naan géwél amatul gars yi nangu nañ suñu place waaw loolu am na léeg-léeg foog nga yokk ci tuuti ñamaxtaan boobu mënta ñàkk parce que man solennellement je tenais à le remercier liggéey dafa metti te njiit aussi dafa jafe waaye njiit bu mun njiit tamit loolu tamit dafa raar te moom am na ko parce que c'est vrai que dañu yóbbu woon mission buñ la ko yóbbee am na yoo xamante ne yu bare daf ci war a tege waaye tant que suñu kilifa la rek mënoon nañu ne wutul ñu visa ne jënd leen seen billet wala mu ne mën naa leen may billet ngeen jënd seen visa waaye ki la yëkkati dëgg la sa employeur la ngay employé mu yóbbu la wutal la visa jóge ci visa jëndal la billet d'avion dalal la ci hôtel boo xamante ne da nga fa doon lekk ci sa durant mission yëpp da ngay lekk gars yi ñu bari da ngay naan yéen a daggal seen bopp yéen a dalal seen bopp te jox la per jëm
mooy loo xamante ne da nga koy yore pour boo bëggee nga jënd ci sa argent de poche nga jënd ci sa lekk wala nga jënd ci sa sañse ndax ñun fi ñu doon nekk dañ doon lekk donc ku ci nekk sax xam naa ne jënd nga ci ay sañse man mii jënd naa ci ay sañse ci sama per diem boobu donc juste pour dire ça c'est très fort te mënoon na ko bañ a def et il l'a fait et ça je pense que nit ku baax fonk ay nitam fonk ay employés moo tax mu def ko donc vraiment loolu dañ ko ci remercier man personnellement sama xol daf ci seet dama koy wax nit tooñ na ma sax ne ma doon nag da ngeen demoon mission ma ne ko même bu ñu demee ay mission mënoon na ko bañ a def jëndal la billet yóbbu la nga am sa visa waaw leeral la déjà loolu leer waa parce que gars yi ñu ngi wax on nous a pris yóbbu ñu fi nga xamante ne moom moo di ambassade fexe avec sa lettre bi mu bind pour ñu may ñu visa yàlla dogal ku mu bindal yëpp en mission ne kii sama missionnaire la dem nga am ñi nga fa demaloon ñëpp am nañu visa nga am sa visa ñu jëndal la billet d'avion dugal la yóbbu la ci hôtel man on était au Novotel nga nekk fi ci ay chambre yu baax ak sama nawle parce que maag Bijou Ndiaye ñun ñoo bokkoon nekk ba pare heure ndekki jot di nga lekk ba suur heure añ jot di nga añ ba suur boo demee di nga laal ba pare laal sa per diem kooku gàcce nga laa ma yee nag si rek soo gi nag kooku boo ko santul koy sant tam moo ma jaaxal mais dërëm lu tax demul parce que dërëm seetu bi la bokk bon xam nga léegi mbiru demu diw wala mbiru demu diw man personnellement Madou je peux pas en parler parce que comme j'ai dit dërëm day liggéey man may liggéey te comme on est parti en tant que missionnaire man bi ma jotee sama bopp sama yëf ñu ne ma demal dem naa donc jotuma xool di wër ay naan kan moo dem ak wala keneen demul parce que durant déjà c'était pas mon premier Bercy donc demoon wala bañoon dem c'est aurait été du pareil au même mais dem bi tamit gën na mais sérieusement quant à mes collègues qui ne sont pas partis je peux pas dire mënuma wax ci gémminu dërëm mënuma wax je sais pas du tout dégg naa am na 4 personnes yu daw foofu information générale walla arrêté nit da ngay ragal yàlla danga may yëgal wala dangay confirmer non dafa am ñu daw man ke dama kaa dégg am na ñu daw sérieux man bi ñu ma ko waxee sax foofu ñu ne am na ñu daw man sama xel dafa nekk ci yow waaye benn instant xawoon naa xalaat ndax salon beeg yooyu doo ko fi bàyyi di daw ñii sax sama tout tànk yi damaa njaboot tegee njooro sama yaay mënuma dem di ko wàcc fenn sama yaay moom mënuma dem di ko wàcc fenn ak sama doom yi par contre ça c'est une information que tu viens de me dire j'étais pas du tout au courant mais bon jaaxal na ma dinaa laajte waaw man nga xam nga du may gëstu lu bare man tam lu ne dina fi xew duma ko yëg war nañ wax ak man de d'accord mais gis nañu sa patron bi comme ni nga ko taggee sànq macha allah moom tamit lu rafet rek la def ci réew mi ndax ku ne bëgg naa mel ni moom mais temps yi gis nañu benn woykat bu nga xam ne muy Queen Biz chaque jour mi ngi bind ci moom yaa ngi gis partie yi muy bind ci moom noonu yaa ngi koy gis Queen Biz gi lan mi ngi bind ci Youssou Ndour mooy nag moo ma xaw a réer mooy ban ak ban la foog naa am na délinquant daal ak xaw ma leneen yëgoo ko non je sais pas au courant délinquant fiscal est-ce que fiscal la ji bi bu ma dugal nga ne mag safar la man daal en tout cas tu sais nee naa kàddu kenn man je parlerai pas pour qui que ce soit mais en tout cas Youssou Ndour bu dul sax sama patron nekk na une personne boo xamante ne je pense que tey war nañ ko jox cër ci réew mi ndax exemple la ci réew mi ci ni mu doxalee départam de zéro à héros donc loolu rek je pense que war na tax ñu respecté ko jox ko cër bi te foo dem ëllëg nga taxaw boo ne Sénégal ba ni Youssou Ndour nit ñu bare gën nañ la fonk gën la jox cër man mu dal ma donc vraiment je me dis que c'est une personne te mag la mag des koy jox cër donc mais pour le reste j'ai pas lu j'ai pas vu mais bon personnellement daal man xam naa ne du ma manquer de respect Youssou ndax bu dul sax nee naa li mu nekk sama patron parce que miinuma ko man gisuma Youssou miinante wuñu yàlla dogal na loolu mais mag la te man comme je t'ai dit tantôt dama bëgg mag te mag dama koy jox cër ak kum ci munti doon boo xasee ba doon mag rek cër bi war ci yow man dama la koy jox léegi nag keneen nag xalaatam ak waxinam duma ci bàyyi dégg naa sa valise bi dañ ko sàcc foofu jotul ñëw yéen gis nga bàyyi leen li ngeen may xool nii di ma napp dégg nga damay laajte en fait pas sama valise dañ ko sàcc mais par contre dafa réer et d'après li ma dégg il paraît qu'il y a beaucoup de cas comme ça man par Air France laa jëlee sax déjà mais malheureusement bi ma egsee le 25 ba bagage yëpp génn sama bagage génn donc après ci laa dem déclaration A2S wala 2AS je ne sais même plus benn société buy toppatoo bagage yi ñu ne ma peut-être le lendemain dina ñëw tey on est xaw ma ñaata fan ba tey mënuma jot
dem naa Air France tamit ñoom it nee nañ ma di nga ko jot mais ci li ma for ci wéyu bi paraît-il qu'il y a une grève des bagagistes. donc ce qui veut dire que présentement il y a des milliers de bagages yoo xamante ne dugg siwul ci bu Dakar c'est parce qu'il y a un souci qui se passe là-bas. fa lañ ko bàyyi waaw mais waxuñ leen dara bi ngeen di yéeg. waxuñu ñu dara nee nañ nañ def la réclamation mais man enregistré naa sama bagage ba mu dem en soute. Comment ça se fait benn bagage rek ñëw et que je ne suis pas la seule parce que même ci vol bi man bi may dem amaat na ñeneen ñu ñëw aussi di réclamer. Le lendemain ma demaat fekkaat fa ñeneen le surlendemain ma demaat fekkaat fa ñeneen. Il y a un souci léegi nag peut-être que ñoom ñoo war a génn communiquer pour que les gens sachent parce que valise bu réer ku ko xam-xam ne c'est grave ndax la nga cay def sa ñàkk la. waaw bëri na ay bagage ci bi dégg naa am na sax or. ñu xàmmee sama valise bi di jël sama yëf. ak ay bagages yoo jëndoon ay kii dégg naa yow da nga demoon pour jënd yow kii yow valise est-ce que ko jël yortu la. ku liggéey kenn dana xol sedd ba pare am fa sa ñàkk bu la neexee jënd man damaa njaboot sama doom yi dama leen di teral te man dama mën a anticiper donc jëndal naa ndeysaan ba jëndal ko sax pour préparer ouverture année prochaine. ndeysaan mais yàlla dogal na ñëwagul léegi nag. yàlla na ko yàlla nit yàlla na ko yàlla nit loolu rek ak képp ku réer la suñu borom nital la parce que sa bagage daal sa alal sa ñàkk la te sa alal tamit alal ci xol la sax kon nag nañu delloo su bief rek mu gën a rafet. d'accord waxtu wee ngi xaj ci jëm ci jeex sa kii ñoo ma yónni sa doom yi nee na dañ bëgg nañ papa problème bi lan la parce que ñoom mënuñu toog nii rek di gis yaay te gisuñu papa kër gu xam ne amul borom kër bu góor tamit daa xaw a doy ah yéen a ko wax de ah gisoo xale ni milliardaire bu mag mi ci réew mi li la orange terale ci réew mi nga ñu war a wax réeroo am na waaye amul réeroo amu fi de moom réeroo am na fi lu ne fànn képp ko waxuñu waxulu projet bu mag nga war a joxe koppar arrêté waxuñu loolu wax nu may def na lépp sama njaboot yi dam leen war a jox xar waaye ñoom laajuñu ma papa ndax xam nañu maay papa maa yaay wuy lan ngeen laajte waaw xam nañ ne papa nga wax mais papa bu góor ah nee nañ papa bu góor lañ bëgg. Mado mooy góor bi Madeleine mooy jigéen bi Mado xanaa dugal sama snap dama bind Mado yooyu pour tënk la. Madeleine mooy bu. Madi Mado mooy bu góor bi Madeleine mooy bu jigéen bi. amul fenn Mado bàyyi dàqante man dégg naa sax temps yi ki lay jël nii deuxième dame yooyu yëpp far naa ko ci yow bay mais duma taalagum kii bi milliardaire bi ci réew mi milliardaire yi yor benn jabar xalaat leen nag ñi seen man am na lu ma ci for mais Mado lan ngay dàqe problème bi lan la da nga ñemeetul góor ñi. yàlla baax na lu jot yomb bés bu nekk daal ku ci nekk rek yàlla nakal na la sa. non mais yàlla bay sa tool tamit. yàlla bay sa tool waaye doo dem seeti kenn daan ko takk ma tamit sunu borom bi ala kulli al nee na sangu Mado mi ngi nii te dina ñëw te bu ñëwee ñu sëy ko. mais pare nga nii. ay doomu jullit. loxal koy fëgg. arrêté wu ma kon non waxuma milliardaire bi de parce que moom. non kuy fëgg da nga naan kuy fëgg na ñëw. foog ma taral leen. waxal kuy fëgg na ñëw. suñu borom daal moom xam naa ne bind na ko ca aras léegi nag bu jotee rek incha allah xam naa yéen ñëpp di ngeen ko yëg bu neexee suñu borom. man kay xam naa léegi mu jot sax mais garaawut ñu jëm ci événement tabaski ku ne xam na ne nag dëkk bi dafa métti dëkk bi neexul mais tamit jeeg ju ndaw ji ñu ngi kaas gars yi góor ñi man daal réew mi jaaxal na ma jigéen ñi ay jàmbaar lañ mais doom yi rek la ñuy xotti léegi xotti la tuñ yaay léegi lan ngay wax jeeg ji. góorgóorlu rek li ñu naan nit daal boo mënee liggéeyal sa bopp boo liggéeyee sa bopp amal sa bopp su boobaa doo xaar ku la defal ak ku la defaral. ndax liggéey dafa am solo. ne jigéen ñi gëm seen bopp xam ñooy ñan fonk li nga xamante ne moom moo di ñàkk ndax ku ñàkk ëllëg di nga jëriñu. donc man tey fi mu ne nii law la cat boo ma joxee mu jël boo ma joxulee ma defal sama bopp. ba defal ku yaakaar ci man donc là il faut juste ñu gëm seen bopp di liggéey bañ a tàllal seen ay loxo loolu boo ko tàmmalee sa bopp rek bu baax. il faut que ces gens là apprennent à bosser travailler c'est important su boobaa nga defal sa bopp ku la defal nga defal sa bopp. jamono yooyu ñu toll. jamono jooju lañ toll d'accord. non da nga naan safaru milliardaire bi yëg nañ ko deuxième dame tey jibi tey ñu bari duñ nelaw. ayca mi ngi noonu waxtu wi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi di la ñaanal tabaski jàmm ak sa njaboot gi yëpp mais Bercy amaat na leneen lu fa xew parce que nee nañ Mbathio demoon na mais yéegul te seen xarit la.
ci scène bi waaw. man nag xam nga comme j'étais en train d'animer dama def 3 heures yoo xamante ne on a tenu l'antenne donc c'était un peu compliqué ñun dañ doon def direct Youssou di tëgg donc ñun ni mu waree sax ni mu neexee sax yëgu leen ko yëguñu ko trop parce que xam nga da ngay animer mu nekk direct Youssou di tëgg donc il y a beaucoup de parties yoo xamante ne après nañuy toog seetaanaat ko mais quand même c'était un bon moment j'ai pas fait attention mais par contre tase naa ak moom c'est vrai Mbathio ndeysaan bi parce que bi may maquiller Titi avant may jël antenne maa ngi doon maquiller Titi mais moom foofu la nekkoon kii fa la nekkoon ndeysaan Ndiolé moom itamit mu nekk nit Ndiolé Tall te oyof ñun ñëpp ñoo fa nekkoon mais bàyyiwuma xel ni que yéeg na wala yéegul Titi li nga ko maquillé lan la ci kii bi waaw xam nga moom dafa jongo ci réew mi da nga yëngal réew mi nag mbaa yëg nga loolu non da nga yëngal réew mi moom taluma dara maa nga ca yëf yi nekk ci àll après ñibbisi di wër ay valise yow ko réew mi toj na réew mi toj na li ma liggéey baax Titi wàccee na foofu non ñëpp wàccee nañu fa sax macha allah mais moom dañu gis ne après bés bi dafa am benn bëm bu rëy waaw te du benn côté ñii dafa bëri gars yi lu ñu wax ñii nee nañ maquillage bi ñii ne noo robe bi mu sol ñii ne way bi am yenn yoo xamante ne gis nga nit day am assurance donte moom woykat bu mag la te dafa mun way mais loolu ci loolu lu ñu jàngal moo tax tout le temps may wax waxu rôle kii gis nga nit boo sañsee ba jekk defaru ba jekk ba nga xamante ne fi mu ne nii yaa ngay zéro faute loo song da nga koy daan parce que da ngay am li nga xamante ne moom moo di da ngay am force en toi da ngay am emprise da ngay gëm sa bopp moo tax nit yi toujours ma leen naan aimez-vous et votre beauté apparaîtra boo bëggee sa bopp fonk sa bopp defaru ba jekk boo ne jàkk tey amul lu ma doxalee ba tey nga changé wala wengal sa mbagg déedéet parce que tu sais que tu as la bonne posture tu es nickel de haut en bas wala sànq ba tey yaa ngi ma naan jàkk parce que da nga xam ne da nga sàjj bu baax takk sa ngalam def sa perruque def sa laaj non yii yëpp jabaru milliardaire bi ngay xuuxalaale nii ñun xam nañ ne jonge nga yii yëpp jaru ko mënuñu wax bés tamit mënuñu tudd keneen ku nga xamante ni parce que man dama naan tiitar la ci ñun bu ma doo demee ñu gis Yaawa dem ñu gis Bijou dem ak ñeneen ñi mën a dem yëpp mbégte la ci ñun parce que ñoom ñëpp suñuy ay mag lañu tey ci réew mi la ñu bokk kon ku taxaw rek ñu gis la mu rafet taxawal nga Sénégal yëpp ñu gis Viviane tamit am na fa taxawaay bu rafet a rafet mais dañu gis fan yi lu bari dañuy jël ay kiiwam di ko coller man comprendre ma parce que doo dégg Amina Poté wax doo dégg Viviane wax mais dañ leen di coller souvent même Poté def na fi benn vidéo yàggul dara di tagg doomam ñu ne Viviane lay waxal parfois da leen di dal yéen animatrices yi ngeen di bégal askan wi léeg-léeg nga jékki-jékki wax dara mën nga juum wala nit yi gisee ko neneen ñu ñëwaat dalaat seen kaw boo gisee yooyu ban yëg-yëg ngay am comme on dit parfois on est incompris parce que nit yi dañuy fàtte ni que ay nit normal nañu que dañuy lekk dañuy naan dañuy nelaw dañuy am yëg-yëg on a des ressentiments te li nit ki lambda mun a taxaw tey snap fecc wax waxam te sànniw ko kenn ñun tamit mun nañu dal mais malheureusement yàlla moo nattu peut-être parfois les gens nous jugent on n'y peut rien on est obligé de faire avec parce que yàlla moo dogal ñu nekk ci benn statut boo xamante ne mooy statut siiw la donc comme ni may wax rek toujours yore noppi gaar mi yore bëti gaar bi bañ a bàyyi xel wala di bàyyi xel wala di yëgal aussi sa xol li ñuy wax tout le temps parce que sinon doo avancer day tax nga ñeññe il faut toujours nga nekk ki nga nekk xam yaay kan xam ki nga doon xam fi nga jóge ak xam fi nga bëgg jëm boo xamee loolu rek je pense que ces petits détails là mënut a ñàkk mais du la retarder wala di def entraîner sa vie diggante Poté ak Viviane diggante Poté ak Viviane du ma xam lu ma ci wax parce que xam nga nee naa la man sama bopp laa xam donc xaw ma lu Viviane seq ak Poté xaw ma lu Poté seq ak Viviane waaye comme ci munti doon ñoom ñaar ñëpp xam naa ne ay nit ñu baax nañu Poté c'est une dame qui est très valeureuse bu am ay valeur ndax boo ko dégloo ci kàddoom et bu ñu tasee ci ay jotaay da nga koy gis Viviane aussi j'ai eu à la rencontrer personnellement ci Suisse bi ñu demoon parce que dafa am ay banque suisse ñu organiser benn soirée jël ko moom et une sénégalaise ku mel ni Assou Mbaye qui prône la culture sénégalaise foofu nee leen dama leen di xamal culture u Sénégal indil leen Viviane donc ci nañu bokkee jotaay noonu toog muy toog ma maquillé ko moom tamit jour boobu ci laa gisee aussi que nit ku baax la nit ku mun wax lu rafet donc je me dis que ñoom ñëpp nit ñu baax nañ mais seen diggante mun sama bopp waaw doo ci gis dara waaw parce que xaw ma leen quoi du ma ci xam xaw ma sax ñi ngi ànd donc loo ci wax la neen da ngay bàkkaar te nag ragal
d'accord boo gisee ñu la koy laaj parce que ñoom ñaar ñëpp rek dañoo bokk ci télé bi te comme gis-gis bi may am man mooy ku nekk yaa ngi sa yoon de ku nekk yaa ngi dem ku nekk yaa ngi def mais parfois gars yi dañ leen di dajale ba yow doo comprendre waxtu wi jeex na ma doo ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi. ouais yow di la remercier déjà parce que je pense que yàgg na daje bii nga bëggoon te tey la ko sunu borom soog a dogal donc merci de li nga ma tànn merci pour ça merci à seen internautes parce que vous êtes très suivis yéen a poñe réew mi fi mu ne dëgg la et puis de remercier toujours sama famille mooy mes parents ginnaaw mes parents ma deuxième famille mooy sama njaboot bi nga xamante ne ñoom laay liggéeyal au niveau de Glambaye Mado xale yi yoo xamante ne supporté nañu mag te man nag baax naa ni mais xam nañ li ci biir ñoom donc léeg-léeg Mado waaw bu góor bi ñëw te ñoom dañ koy yëg mais ñu fonk ma respectel ma loolu donc ku mel ni Ndey Jóob ku mel ni Maymuna boo limee da ngay juum mais njaboot bi bare nañu torop mais toujours ci loxo Ndey Jóob parce que moom bi mu jàppee ba tey bàyyiwul ndeysaan bu bëggee bàyyi sax du mun dina dégg lu ne dama koy jaxaseek àddina ngir ëllëg a tax naa ko ne vaara ngi nii li ma la waxoon lu baax yi bul ko yàq donc moom ci loxoom laa koy teg parce que moom mujjee ñëw mais macha allah yore na jikko éponge la yor ñoo niroo ay jikko moo tax mu nekk ak man boobu ba léegi donc ñoom et mes enfants surtout ñoom laay remercier. d'accord ku bëgg a ñëw ci salon bi nu muy def. Tali Liberté 6 Camp Leclerc ku ñëw rek ñu ngi fi tout ce qui est beauté dañ koy def coiffure maquillage ay defar bopp mais surtout conseil parce que lu ëpp tamit sama photo yi ngay gis dama ci toog di waxtaan ak ay nit yu bare peut-être ñu bare xamuñu loolu ci man voilà donc yooyu boo ko bëggee ñaata ngay fay. non doo fay dama lay jox rek gratuitement waaw. kon de man tey am na ay problème de yow fi mu ne nii li ko orange jox moo bare ba xamul nan la ko war a tasaare waaye kaay dinañ sàkk enveloppe wax la nan laak naka la léegi nii. réeroo daa am. réeroo amul fenn yaa xam ba ne ba xam ba ca nga bëgg a def. merci madame love you merci beaucoup. merci beaucoup bisous. Aïcha mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz comme niñ leen ko waxee woon am naa yaakaar ne bëgg ngeen mbégte la ci ñun lool nag ñu dalal ko ndax nag gis ngeen ko waxtaan bi nu mu yaatoo dañ ko tënk sax waaye bu ñu waxoon tey fi mu jaar yëpp ak lu mu daj yëpp ci liggéey macha allah toog ba tey comme sànq wax na ko ci biir waxam mënal boppam genre nit yooyu nga dalal leen rek da ngay kontaan parce que dafa bari ci lu ngeen xamante ni mën ngeen ci waxtaan ñu koy ñaanal njabootam gi nga xamante ni moom la yor toog ba suñu borom def ñu koy teral parce que vraiment jàmbaar la et waxam bëri na saa su ne ngay dégg sama njaboot ça veut dire que kon ku ñeme njaboot la di leen jox rek dig daje xam naa ne beneen émission lay doon ak keneen ku may dalal Jibi moom laa àndaloon ci technique bi waaye tamit salon taaral comme ni ma koy waxee nag mënuma leen bañ a tudd waa taaral monsieur et madame Diop waa Mariste normalement tey dama waroon ñëw ba fii ma defaru mais comme dama njëkkee woon beneen émission te moom da doon nelaw di noppaleku moo tax ma jaar taaral mais fii laa waroon defaroo mais beneen yoon moom damay ñëw monsieur et madame Diop maa ngi leen di jaajëfal lu bari Awa Seck borom Mariste mënuma ko fàtte benn yoon moom tamit saa su ne rek ci tenue yi gis nga ko tey moom a génneeti fu yanji fii moom dama naan ko kuppal ma rek man na garan bubu rek ma dem sama yoon di leen jox rek dig daje jërë ngeen jëf. yaay sama àdduna or lu sax ci xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëppay feex ni mu bare ci dëkk bi noonu la wutee waaye bijouterie Zamzam yàlla def na ni kuy jaay or fii ci Sénégal mani ñoom ngay jàppale plus de 40 ans au service ca marché Tilène te ku nu jaay or nga ni gongo or budul oru jinne dañu la koy jaay déglul 18 carats 21 carats seetal lii ay boucle d'oreille la bague am nañu ko sautoir en or 18 filigrane extra super extra néo Reyka xoolal pomi bi 21 carats Bahreïn ak India bi yëpp am nañu ko li ma gën a neex ci place bi mooy client bu ñëw ñu def la ab star dama ni dalal la taalal la climatiseur ba noppi sa sécurité ñoo koy garanti rax ci dolli boo ñëwee te yoruloo xaalis mën nga ñu ko yónnee par Wave Orange Money Western Union bu fekkee ne da nga nekk à l'étranger. Alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg noo boutique Zamzam rek la am. wurus bi jeg ji bëgg dama koy